téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte del fi tey jii nag ñu am mbégte di dalal Anna Sambou jiite jeune et mondialisé et membre du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal tey nag si seen émission ki askan wi li ñu waxtaanee mooy feebaru roño gis nañ ni semaine bi nga xamante ni moom nañ ko jagleeloon du 7 au 13 mars la dem la jeex moo tax tey ñu def xayma ci bilan bi naka noonu aussi tolluwaayu feebar bi moom mi nga xamante ni depuis 2012 feebar bi dafa nekk si moom dina ko faram-fàccee ci bile émission Anna Sambou ma lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. merci beaucoup ci dalal gi El Hadj maa ngi lay remercier ci invitation bi aussi. bon di kontaan vraiment ci invitation bi parce que baax na des fois ñu invité ñi concerné feebar bi. maanaam ñi nga xamante ni ñooy dund feebar bi. voilà très bien donc avant may commencer maa ngi lay remercier. di remercier samay waajur di remercier aussi képp koo xamante ni sama ginnaaw di ma jàppale ci feebar bi di remercier aussi groupe Oumou Salama nga xamante ni bon tàyyiwuñu ci def ci li nga xamante ni moo jëm ci insuffisance rénale ci malade dialysé yi. di remercier Ndeye Rama ak Ndeye mi ma accompagné tey voilà di remercier et di ñaanal aussi di leen wax yéen ñëpp ngeen ñaanal monsieur El Hadj Amidou Diallo nga xamante ni moo géré woon association bi. di ñaan ngeen ñaanal ko bu baax suuf oyam kawam. di ko remercier ci lépp li nga xamante ni incarné na ko ci ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci association bi. amiin maa ngi ñaanal ñëpp. très bien alors Anna nga ñu campé décoru émission bi. dañuy dem régie seetaan reportage bi nga xamante ni Boubacar Dieng def na ko mu demoon ci Pikine xool ñi nga xamante ni mooy tolluwaay feebar bi nga xamante ni dañu am feebar roño ñu teewlu reportage bi dellu soit si plateau bi. si wetam mu teg ci cahier surveillance hémodialyse yi muy def ay bés bu nekk ñii ñëpp. ku si nekk defagum ngay waxtu fii nga nekk daanaka ñeent ba juróomi waxtu la ñuy def balaa ñoo pare dialyse fistule artério-veineuse yi nag xonq coy ak deret waa ji def na léegi fukki at bi mu dund ak feebar bi. waaw damay topp séance yi rek 3 fois par semaine laa koy def 3 fois mardi jeudi ak samedi 3 fois may ñëw def séance hôpital quoi. waaw organisation bi surtout waa école bi dañ ciy jàpp parce que dañuy organiser en fonction de mes jours de séance jours yi ma am dialyse de telle sorte que jours yi ma am séance du ma mën a def cours quoi léegi nag yeneen jours yi ma di mën a xëy dem def cours. ñaari lal moo dox diggante Moussa Diallo ak Ngone Soare soxna si am na ñaar fukki at ak juróom benn moom nag dafa judduwaaleeg li nga xam ni moo di malformation rénale. voilà xaw na métti na benn instant mais sant yàlla paa bi moo may jàppale bu baax waaw depuis bi ma feebar ba tey moom macha allah loxoom jógul si man mook sama yaay sama maam ñëpp ngi si jàpp waaw mooy loolu nekk commerçante nag xam nga benn instant occupation la rek parce que bañ toog bi bañ ku la yërëm xam nga sant yàlla nag feebar bi moom ku ñu gis sax duñu teg ku feebar. man nekk naa si 10 ans musuma fàttali fu ma dajeeg nit ne kii nii am na insuffisance rénale mooy loolu bon sant yàlla rek dañ siy gérer rek. wante ngir woyofal mbir yi si Ngone ak ñu mel Moussa di sàkku rek ñu appliquer loi bi leen di permettre ñu def transplantation rénale. loi bi ñu voté woon pour transplantation rénale bi nga xam ne voté nañ ko depuis près de 4 ans. ñun malade hémodialysé yi ñu ngi koy xaar parce que boobu léegi exécution bi amul waaw ñu ngi koy xaar te métti na trop trop bu ñu sañoon daal danañ ko exécuter su ko defee ñu mën a jàll ci leneen quoi. yeneen i ñaxtu moo di ñu wàññi li nga xam ni moo di njëgug analyse yi wala sax garab yi nga xam ni daanaka at mu jot ñoom ñi lay nañ ci dépensé ay koppar yu bari lool. Boubacar Dieng di la jaajëfal bu baax a baax alors soxna Anna Sambou yow yaay présidente des jeunes hémodialysés alors sa kàddu gu njëkk ginnaaw bi nga seetaanee reportage bi lan lay doon laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan gi. amiin di wax li ñuy def nii lu baax la parce que baax na ñuy gëstu dem ba fi fekk ñi nga xamante ni ñoo yore dialyse dugg ci ñoom poser les questions bi
parce que ñoom la conseil ñu leen wax carrément li nekk ci hémodialyse. alors ñi nekk ci reportage bi xam nga leen am nga ko ci xam. waaw xam naa ci ko ci xam am na ku ma ci xam muy ku jigéen ki. man ak moom xamante nañ bu baax bokk nañu nekk ci salle de dialyse yi et que lu koo xamante ni dama koy encourager aussi ku am jom la. te mu ngi xoslu di daan dooleem. am lu mu am jëriñal boppam. Anna Sambou yow feebar bi ban at la la dal 2012 su ma jumulee. si mi ngi ma dal en 2012 bu maa ngi toll ci def BFM. mu dal ma voilà. kenn xam 2012 kon tey ren jii la mat fukki at. waaw mu ngi def 10 ans maa ngi ci dialyse bi. alors feebar bi yow ba mu la dalee nan la dalee ak situation bi nan la dikkee ak nan ban tolluwaay nga nekkoon mbir mi nan nga ko accueillir feebar bi. bon boobu xaw ma parce que dama jékki-jékki rek gonflé am yaram. ku ci nekk ku ma gis ni ma yow am nga yaram de macha allah nga am yaram affaire yooyu noonu lu la dal on leen jàmm rek mais bon chaque fois may dem école di jàngi saa yu ma demee damay am ay vomissement di am ay nausées lu nekk nag dégg naa ko ci biir xam nga lu ne rek. ah bon parce que kenn xamul. maanaam sa yaram bi dafa kii woon voilà dama néewi woon dama jékki-jékki am yaram. tout le temps bu ma toogee salle de classe ma daw dem wàccu ñëwaat toog ci waa nausées yooyu la ma sonnalee. donc sama frère délégué médical la ma koy nuyu de passage def na lu bëri ci man. muy André bi di ko remercier. voilà moo ma xool gis ni kii dama néewe et que c'est pas normal mu da ngay dem di si médecin mu boole ma médecin généraliste mu bindal ma bilan ba ma defee ko ba pare gis ni kii insuffisance rénale laa am xaw ma ko mënuma woon tiit parce que je savais pas ban xamoo su dara voilà ba ma waxee insuffisance rénale ma posé des questions à savoir ndax c'est un traitement wala feebar bu grave rek yooyu le médecin m'a bien expliqué de passage mu kii professeur Tall Mohamed Tall ma koy remercier de passage aussi di ko saluer moo ma wax ni kii feebar bi laa am mu expliqué ma et tout j'ai compris donc après bañ la ko expliqué nag après ba da nga jaaxle woon wala bañ la expliqué nga feebar bi moom moo la dal jaaxle moom parce que damay sant yàlla nekkul ba mu may dal sonn lu ma de trop comme nu mu doon sonnalee yeneen yi am ñoo xamante ne leen du sonal ba duñu mën mais puisque sama frère bi daf ko teel a gis voilà mook sama sœur bi Marie Goudia bi de passage ma koy remercier ñu yóbbu ma hôpital defal ma sama yëpp ma xam ni lii moom la après ñu yóbbu ma ICP fa la ñëpp jaar mu nekk lu metti 195 000 francs chaque semaine 195 000 francs chaque semaine maanaam daal chaque semaine lu toll ci 200 000 francs CFA voilà moom lañ ci jamono jooju waaw moom la sama sœur bi doon génnee Marie Goudia bi di ma fayal macha allah ma koy remercier mu mettoon lu metti vu que ñu dem ba ci biir gis ni ci jalit bi lu metti la mënutul dem na ba mënutul voilà ci la ñuy door a dugg ndax mooy lépp jëm wàllu moyen bi prise en charge bi metti woon na ñu jéemal léegi nag ci la ñu dugg di bind ay lettre di déposer ba ma dajal Aboubacar Diaw monsieur Diallo ñoom ñoo ma jàppale ba ma am prise en charge fii ci hôpital Le Dantec Aristide Le Dantec macha allah ci noonu daal ci la coono gi xaw a wàññeeku naga mënuma woon fay loolu alors feebar bi ba mu la dalee Anna Sambou yow mi nga xamante ni yaay présidente des jeunes hémodialysés alors daf la yàqaloon sa jàng wala lan effectivement yàq na sama jàng parce que doon na loo xamante ni yaa ngi ko war a boobu yaa ngi doon def BFM voilà jotoo ko woon def examen bi wala après BFM la mu ngi ma dal ci année bi ma war a commencer def BFM début année scolaire ci côté pour def BFM bi pour def période de examen bi 4 mois école 4 mois école waaw ci 6e mois bi la may dal boobu maa ngi pare pour def examen daanaka ba BFM accès voilà maa ngi ko war a def waaw donc mu dal mu yàqal ma kon année boobu mujjoo def examen defuma examen ci la sama jàng yàqu kon boobu ba léegi jànguma tu vois donc mu doon loo xam ne parce que 3 fois dans la semaine da ngay tardé école doo mën a dem tous les jours école. ndax pour traitement yi doo tax directeur bi dem ba ni ma du ñu mën a assurer lii parce que tu tardes trop y a des cours que tu n'arrives plus à faire donc du doon loo xamante ne ngay continuer donc ma arrêté parce que des fois damay jógee jali sonn du ma dem école dinaa toog semaine bi presque du ma dem. donc ci la sama jàng yàqu mais alhamdulilah. doon naa koo xamante ni bëgguma toog. très bien alors boobu ba léegi lan ngay def ginnaaw yow feebar bi moom la demee après sa jàngu yàqu Anna Sambou. voilà yàq na sama jàng mais dama dem ba à un certain moment ma ni lii toogaay bi nii doxul léegi ma ñaxtu sama waa kër ñu dimbali ma def ay formation def naa ay formation am samay diplôme et teg
mais n'empêche da ngay am sa diplôme teg on peut pas te prendre partout ak sa dialyse bi donc mu doon lu metti may wax ni ki aussi nañuy jéem a jàppale dialyseurs yi parce que am na ko ñu bëri ñoo xamante ni dañoo toog ci seen diplôme yi. Anna Sambou présidente des jeunes hémodialysés mu nekk tey suñ gan ci émission Kennu Askan Bi alors Anna ginnaaw bala feebar bi dalee mu nekk feebar boo xamante ne bu metti la ñu lay mastawu bu baax a baax alors traitement bi nan nga ko doon dundee jamono joojule. bon jamono jooju metti woon na trop. parce que dëkk di fay 195 000 nga jóge fa dem Le Dantec alhamdulilah fayatuma sant yàlla. fayatoo daal waaw mais yàlla am na loo xamante ni metti na muy analyse yi et aussi voilà pour dem dialyse il faut aussi nga jël taxi parfois parce que des fois doo mën a buuxante nit ñi ci kaar yi. mu doon lu métti kaar yi ak tataay ñoom seen. voilà mu doon lu métti ci dialyse parce que am na ñoo xam ne dañuy yore appareil ci seen baat am ñuy yor appareil ci seen tànk donc doo mën a buuxante te sinon bu ñu la gaañee rek. très bien yow da nga yor appareil yow da nga yor waaw yor naa appareil mais ci loxo bi la nekk macha allah yi nekk fi ak yooyu amatuma ko mu doon lu métti mën nañu buuxante ak yow ci bus yi mu naaj nga am problème foofu donc taxi rek nga mën di jël transport bi aussi métti na. donc mu analyse aussi là moom foofu moom foog ñu appuyer ci bu baax analyse yi dafa metti te comme si yaa ngi fay dialyse rek ça revient au même donc may ñaxtu aussi foofu côté boobu ñu jàppale ñu ci alors ci wàllum traitement gis nañ yi nga xamante ni dañu am dialyse chaque semaine dañuy def lu jëm ci wàllum dem ci centre de traitement yeeg yooyu yow sa cas na la tëddee chaque semaine ñaati yoon nga dem ndox. ñetti yoon maa ngi dialyse ñetti yoon dans la semaine. te foofu mën nañu wax ni rendez-vous yi il n'est pas question nga koy raté. non boo ko raté sax on est obligé ñoom dañ lay woo téléphone laajal le pourquoi ñëwoo. ndax dafa am ay risques. voilà c'est pas normal ngay raté dialyse parce que tu bois de l'eau bi day stagner sa yaram il reste dans ton corps donc tu n'arrives pas à aller aux toilettes donc. ndox boobu ak li nga lekk y a des déchets toxiques ça on doit le libérer et c'est la machine qui le fait. donc mu doon loo xamante ni waroo rater say séance de dialyse sauf si soo nekkee patient bu sage. nga bañ a lekk loo xamante ni on te l'interdit de manger. nga bañ a naan ndox bu bëri. boo ko defee tu peux même rester 2 jours par jour sans pour aller faire la dialyse mais il faut nga respecter ce traitement. kon wàllum alimentation yooyu lan lañ leen di digal lan lañ leen médecins yi di digal. bon médecins yi dañuy wax ni ki waruñu lekk lu bëri potassium. potassium comme ay nenu baxal yu bëri waroo ko lekk ay suppu kànja yu am diwtiir ça aussi on doit l'éviter maafe yi aussi on doit l'éviter de manger yooyu yëpp baaxul ci dialyse parce que c'est des aliments yoo xamante ne y a beaucoup de potassium te potassium baaxul ci malade dialysé. Voilà. Alors yow yaa jiite kuréel gi ñuy wax les jeunes hémodialysés jamono ji lu ñu nemmeeku mooy lu jëm ci wàllum feebar roño bàyyiwul mag bàyyiwul xale yi aussi gën a si muy góor ak jigéen yow yaa jiite boobule kuréel soo doon def xayma si tolluwaayu xale yi nga xamante ne feebar bi sonal na leen lan ngay wax Anna Sambou. li may wax mooy feebar bi bàyyiwul mag bàyyiwul xale comme ni nga ko waxee. oui d'autant plus que jeune nag bu ko dalee jeune dafay métti te bëri na jeune yu mu dal mënuma wax à peu près jeune nombre de personnes la mais bëri na jeune yu mu dal. yoo xamante ne yàq na seen jàng yàq na seen jeunesse. donc di ñax sonj population bi ñu prêter attention bu baax alimentation bi ñuy consommer suñu biir kër yi. bu ñu teree nañu jéem a wàññi xam na amaana que mënuñu bàyyi mais mën nañoo wàññi consommation boo xamante ni day yàq say rein voilà di sensibiliser gars yi ci loolu. alors Sénégal jamono ji mu am 20 centre ak juróom jëm ci wàllum dialyse si sa gis-gis doy suñu xoolee tolluwaayu feebar bi si réew mi 25 centres de dialyse. du mën a doy. du mën a doy parce que lu tax ma ni du mën a doy chaque jour y a des personnes qui tombent malades. chaque jour te doo xam ndax kooku ci dialyse lay mujj wala du mujj ci dialyse bépp patient boo xamante ne hospitalisé na hôpital ci néphrologie y a moins de 10% de chance nga raté bañ a def dialyse parce que
buñ la hospitalisé rek sûrement am na lu tax ñu hospitalisé la. donc je pense pas que loolu doy na. très bien alors lan ngay wax jeunes yi jeunesse bi ñi nga xamante ni moom moo di wala tamit ñi ñuy seetaan su ko defee ñu fexe lu ñu mën ba moytu feebar bi lan nga leen di wax ak tamit médecins yi ñu leen di gën a xamal bu baax a baax lan mooy jur jàngoro bi. bon jeunes yi li ma leen di wax mooy nañu moytu suñu alimentation. guddi gi bu ñu mënee di bañ a lekk lu diis. bañ a lekk lu diis nañ ko éviter. lekk lu diis nañ ko éviter. lekk lu diis maanaam ay maafe. comme je le dis ay maafe wala consommer nen de trop la nuit. baaxul nañ ko éviter. ataaya bi y a trop de sucre tu le bois la nuit doo def sport doo def dara nga tëdd. boisson gazeuse yi aussi nañu def attention bu baax ci boisson. même ataaya bi tamit. même ataaya bi y a trop de sucre c'est évité tu consommes du sucre tu te couches donc amawul benn activité sportive booy def guddi gi. pour pare rek tëdd na la voilà c'est pas bien. loolu baaxu si. waaw loolu moom bu ñu ko mënee wàññi bu baax nañ ko wàññi loolu day indi mën na indi yàq say rein te aussi trop ngay garder say urine c'est pas bien c'est de l'acidité. On ne doit pas garder l'urine. dañ ko war a libérer parce que sinon rek day yàq say rein ça aussi on doit y remédier boo yoree problème tension éviter ko. oui éviter boo yoree problème tension di consommer trop de la nuit ça aussi baaxul. parce que boo yoree tension da nga ko war a traiter boo ko traiter mun na dem ba endommager say rein. boo yoree diabète aussi tu dois traiter sa diabète. très bien voilà. Anna Sambou présidente des jeunes hémodialysés et membre du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal moo nekk tey suñu gan ci émission Kennu Askan Wi. alors Anna gis nañ feebar bi nekk feebar bu doy waar semaine bi ñu gën a muy du 7 au 13 démb sax la jeex mooy semaine bu ñu jagleeloon santé rénale yow semaine bi nan nga ko dundee ak tamit yenn activité moo ci jotoon am ci wàllum sensibilisation ak tamit est-ce que yaakaar nga ni li ngeen génn ci semaine bi lu jëm ci wàllum prise en charge dina gën a mën a jàppani. bon semaine du rein mënuma ci wax lu bëri amaana ka parce que on n'est pas bien informés nous les patients dialysés. ah bon voilà yéen day mbilli gi yéen lu jëm ci wàllum information wàllum sensibilisation mbir bi jotoo leen ko am bu baax. non li ñu ci jot man amaana ko man sax mën naa wax ni ki am naa chance parce que dama bokk benn groupe boo xamante ni des dialysés de Dantec. Oui. de l'hôpital aristide Le Dantec. donc groupe boobu daf ñuy permettre ñu am information à temps réel. ñu dugaloon ci ay affiches muy wane ni ki affiche don de sang affiche sensibilisation ak affiche randonnée. donc randonnée bi mën naa wax ni participer naa ci parce que demoon naa ci randonnée bi participer naa bon on a marché. très bien yëpp ci randonnée bi. oui du ministère de la santé. aux places ba place de la nation ex-obélisque. voilà alors ci message yi nga xamante ni moom nañ fa délivrer jëm ci wàllum randonnée bi yan message ñoo la ci gën a marqué. bon li ñu fa wax mooy transplantation rénale je pense que dégg naa ñu ci wax ni ki très bien war na mën a ñëw fii Dakar. Oui. Sénégal. donc mu doon loo xamante ni dama koy saluer du doon loo xamante lu ni jëm ci wàllum transplantation. voilà ginnaaw bañ ko voté ca assemblée nationale. ñu ngi noonu kontaan naa trop ci loolu. di remercier monsieur le président Macky Sall bu dee dafa nekk ci yoon boobu ñu koy ñaan di ko gën a appuyer mu indi ko daal ci biir Sénégal parce que soxla nañ ko. loolu la leen di permettre objectif bi lan la finalité bi. daf ñuy permettre ñu bañ a defeti dialyse mu permettre ñu nekk ñu am santé mel comme ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi yor ñaar du dund ak ñoom mu doon loo xamante ni mbégte la ci ñun avancement la ci ñun te bànneex la ci ñun. di ko remercier vraiment mu gën a nekk ci loolu mu indi ko mu officialiser ko afin que ñun ñu bénéficier ci plan transplantation mais nag mu sax ñu rek mu accessible à toute la population des personnes dialysées. maanaam accessible daal maanaam ngeen mën mu bañ a cher. bu bañ a cher daal mu bañ a cher. alors jamono ji prise en charge bi yow par semaine comme yow nga xamante ni jamono ji yaa ngi def ay traitement gratuitement n'est-ce pas. am na si ñoo xamante ni ñu ngi génnee di fay di kii ak yooyu ñooñu si xayma ñaata ni ngi génne par semaine. bon léegi dafa mel ne wàññi nañu. paiement bi bien sûr. wàññi nañ ko au lieu de nga doon fay 195 000 francs la semaine au moins nga fay peut-être 35 000 francs séance bi
yaa ngi fay am na ñuy fay 35 000. maanaam séance bu nekk wala semaine par semaine. séance bi yaa ngi fay 35 000 parce que bon pour dire vrai hôpital kii privé yi bëreetul. mais pourtant amoon na benn signature de convention bu amoon diggante autorités yi ak hôpitaux yi nga xamante ni mooy privé bi jëm si yéen ñu jël leen en charge. jëm ci wàllum dialyse. si bi ICP tëjee. moo nekkoon centre boo xam ne fa la nouveau dialysé yëpp di dem. ñu leen di accueillir ICP tëj nag léegi ñu jël patient yooyu disperser leen ci yeneen centres yi muy doon centre public yi du ñu fay dialyse donc am nañu chance ñu dugal leen ci loolu donc pour dire que y a beaucoup de patients qui patientent à l'hôpital Aristide Le Dantec donc patients yooyu di patienter amuñu fu ñuy dialyser dañuy obligé di leen may ay séances de dialyse. Ah bon. mu doon loo xamante ni risque la ci ñoom. te loolu chaque jour yow yaa ngi siy teg ci hôpital Aristide Le Dantec dañ leen di may séance parce que ñooñu dañu hospitalisé biir hôpital imagine ñu hospitalisé wu biir hôpital fi ñuy jëlee dialyse dañuy obligé toog seen kër croiser les bras ba yàlla jëlee leen ko fa. parce que toog seen kër croiser les bras toog parce que doo bu amulee loo fayee dialyse foo koy defee doo ko def. kon ñooñu état bi daf leen war a jàppale. daf leen war a jàppale ndax nit ñi dee moo ëpp ñi nga xamante ni ñu ngi jóge dialyse. Ah bon oui. ñu dee ci feebaru. roño moo ëpp ñiy dugg dialyse parce que boo amulee hôpital boo fayee dialyse fooy dialyser boo amulee xaalis boo ko fayee foo koy defee tu es obligé nga toog xaar yàlla. te feebar bi du maye dara. tant que tu bois tu manges day toog ci sa xol au fait dalay fat moo lay des fois ñun ñi di dialyser rek dañuy ñëw en OAP OAP mooy da tu as consommé trop d'eau tu as tout mangé et que ndox bi dafa remonter ba ci sa xol bi léegi dootoo am ndox gi ngeen di naan warul bari li nii moom la ñu war a naan journée butéel ndox bi butéel ndox bii nii képp nii dialyser moom la war a naan journée waru ko dépasser su ko dépassé rek mën na am conséquence ci wàllum lekk aussi lekk bi aussi dafa am limite mooy comme li may wax potassium bi waroo lekk lu am potassium boo ko lekkee rek dalay sonal. alors yow comme ci wàllum lekk nga yem nii foofu nañ fa taxaw tuuti ci alimentation yow nan nga koy gérer ngir nga mën a am alimentation saine. dina metti parce que mënoo à chaque fois di wax sa waa kër ñu lay toggal lii di la defaral lii bu ñu la defaral xorom day metti parce que mënoo joxe exigence boobu. dañoo mënuñu la ko gérer day metti trop donc yow mi en tant que majeur. xam nga li la war. def ko lekkal nga limité naanal nga limité bu abusé rek c'est parce que dala neex donc alimentation bi yow mi en tant que personne yow mi feebar yow yaa xam mooy defee sa alimentation même bu dee sa waa kër mënuñu la ko gérer yow nga gérer ko sa bopp nànk dina metti trop mais sa santé la yow xam nga li la war nga def ko voilà. alors te yaa ngi woon hôpital Aristide Le Dantec wala. non suba laay dem incha allah. suba nga fay dem quoi suba incha allah. alors chaque semaine saa yoo fa demee foofu ban regard ban aperçu ngay am jëm ci wàllum ñi nga xamante ni ñoo fay ñëw nombre bi dafay gën a yokku ñu fay ñëw wala. si nombre bi day gën a yokk chaque jour day yokku. mooy hémodialysé yi. dialysé yi aigu yi c'est dañuy wax malade aigu. oui mooy maanaam yi nga xamante ne dialyse bi kii bu leen bu baax. mais au fur et à mesure sax ngay dialyse sax finalement da ngay dem ba da ngay dialyse carrément. même aigu boobu ñuy wax noonu da ngay dem ba dialyse ndax ñun ñi yëpp aigu lañ ñu waxoon mais gisoo 10 ans maa ngi nii léegi chronique na da ngay dialyse ba faaw. mais quand même yow gis nga amélioration par rapport ak li nga expliqué sànq nga xamante ni da nga amoon yaram ba ku la gis sax nee nga dafa doon jaaxle lu bëri commentaire yi bëri woon na si. mais ba nga commencé traitement yi quand même yaa ngi gis tan yaa ngi gis macha allah amélioration maanaam mais feebar bi terewu la dara yaa ngi def say activité alhamdulilah wax dëgg fa neex yàlla depuis bu ma commencé dialyse ba léegi maa ngi sant yàlla yàlla mu ngi may jox doole bu baax macha allah feebar bi du je dirais pas que feebar la sax je dirais pas ñun duñu ay malade ay patient lañu. ay patient ngeen. waaw dañuy dem defi suñu traitement ñibbi ci malade mooy tëdd lalu hospitalité. mënulul boppam dara. ñu ngi sant yàlla. yaa ngi dem yàlla may na la yaa ngi dem di def sa dialyse di ñibbi si. da nga war a daan sa doole jóg as tuut bi nga am nga ramasser dugal sa poche man du ma dox ba ñu ni ma dialyse la tant que waxuma ko nit parce que dama ko bañ
da nga ko bañ. dama bañ ñu may wax man dama feebar. maanaam da ngay xëy di daan sa doole. damay xeex parce que commerçante laa maa ngi def commerçante di jënd di jaay. yaa ngi jënd di jaay. voilà di xoslu. sa activité loolu la Anna Sambou. waaw man aussi dama nekk ci social bi daa ngi nekk ci benn mouvement bi ñuy wax kii APE association protégeons l'enfant. ci mbirum xale yi. les enfants d'Ève. xanaa loolu moo tax mbirum xale yi ñor la ba nga jiite les jeunes hémodialysés. voilà parce que association bi may wax ni APE de man ma chargé de la santé des jeunes des enfants dialysés des enfants non dialysés sax mais ci biir association bi parce que vu que dama feebar et que am naa connaissance ci santé bi léegi may jàppale xale yi parce que dama gis bu ma demee hôpital man mii sax étant jeune damay sonn balaa may am ñu may jàppale ma def samay analyse wala ci biir hôpital bi may fay lal yi yooyu dafa metti donc ma ni lu tax may gis ay xale yu tuuti yi nga xam ne 2 ans ci biir hôpital bi ñu leen fajee du leen faj parce que amuñu moyen. loolu dañuy am 2 ans ñu leen di téye ci hôpitaux yi te amuñu kenn du leen moyen. faj ndax amuñu moyen. mu metti ma mu doon loo xamante ni il faut que ñu jóg ci état jóg ci parce que xale te loolu mu ngi am ba léegi. mu ngi am ba léegi man am na xale yu bëri yoo xamante ni problème de cœur la ñu am ñu war a fay 5 millions pour def seen opération ñu leen koy laaj ñu ne suñu amulee 5 millions yooyu duñu leen jël opérer leen amaana ko ma dugg biir hôpital Fann ak connaissance yi ma fa am ba jàppale xale yooyu. ñaari xale yoo xamante ni macha allah opéré nañ leen seen cœur ba macha allah léegi ñu ngi dem école di foo di kaf di ree. très bien mu doon combat boo xamante ni maa ngi ñaan ñu jàppale ñu si. am na solo Anna Sambou présidente des jeunes hémodialysés et membre du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal mu nekk tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi alors Anna na ngay dundee activité bi nga xamante ni moom ngay def mooy jënd ak jaay ak tamit feebar bi nga xamante ni moom moo di feebar roño. sant yàlla rek sant yàlla parfois sax damay jógee dialyse ma sonn au lieu ma dem tëddi dem sama kër tëddi noonu du ma ko def damay jël sama saak dugg ci biir marché bi xool fa bagage bi moo fi mën a am jënd ko yóbbu jaay waaw parce que feebar bi dafa nekk loo xamante ne loo ko tàmmal rek loolu lay woy sa yaram loo ko tàmmal rek loolu lay woy maanaam feebar bi bëggul kuy toog. waaw parce que boo ko xasee ba tàmbal jógee dialyse dem sa kër tëdd nelaw rek jeex na loolu day continuer mais am na ñoo xamante ne amuñu force boobu ils sont pas obligés nag mais ñun étant jeune yàlla may nañu tuuti as doole donc je me dis que toog bi du solution même booy jëndee 100 francs sax di jaay 125 sax baax na demal nga xos nga jël parce que loolu la yàlla jagleel aussi te feebar bi dafa nekk loo xamante ni da nga koy xeex mais xeexee ko ak xel xeexee ko ak xel bañ ko xeexee ak sa xol parce que maanaam daal chaque jour nga koy bañ a di sóoraale 100% mais li la war nga koy def maanaam dem si docteur def sa ay mi ngi noonu traitement ak yooyu voilà nga nangu ko boo ko nangoo rek doo sonn yàlla mu ngi ak yow loolu lay xelal ñu bëri ñu def alors semaine de la santé rénale bi nga xamante ni démb la jeex alors discours yi dafa bëri chaque année ñuy sàkku ki si mel ni Abdou Niang bi jiite boobu association muy sàkku aussi nguur gi mu taxaw def kéemtalaay kàttanam ngir yokk lu jëm ci wàllum prise en charge alors dañ koy faral di wax ni prise en charge bi war nañ ko gën a mën a dooleel alors si sa gis-gis lan moo tax ba léegi discours boobu di faral ñëw mais teewul prise en charge yéen da ngeen si am ay jafe-jafe yu takkarnaase Anna Sambou. mais c'est normal tout le temps ñuy xeex ci loolu parce que bu ñu waxee prise en charge du le monde entier sax laay wax mais Sénégal du ñëpp ñu am prise en charge boobu. si c'est ñun suñu fistule bii nii ñuy def c'est vrai que jël nañ ko en charge hôpital Fann. oui mais dafa métti. te fii ci Sénégal kese lañ koy defee fii ci hôpital Fann rek lañ koy defee. am na ñoo xam ne dañuy jógee ba Tamba. di ñëw Kaolack Fatick pour juste def seen appareil bi. donc loolu dafa métti dañuy financer pour def loolu di wax président Macky Sall mu mun ko disperser ci yeneen régions yi. mu nekk ci région yëpp ci 14 régions yi nekk ci réew mi yëpp. mu accessible à tous les patients. mu bañ a yem fii rek ci hôpital Fann parce que métti na trop. aussi suñu analyse yi dafa cher parce que. analyse yi ñaata la. bu ma la xaymalee 130 000 wala 140 000 francs war nga ko mën a génnee ci diiru 3 mois chaque 3 mois da nga war a def bilan parce que kuy dialyse machine bi di la dialyse di la nekk yooyu parce que am na ay risques am na ay feebar yoo mënta am léegi dañu lay bindal 3 mois bu nekk nga def bilan ñu xool
lan moo wàññeeku ci sa yaram lan la ñu war a yokk lan la ñu war a traité mu doon loo xamante ni dafa cher Éco-Cœur 25 000 francs la nit war ko def chaque 3 mois nga war a def loolu nga war a def appareil bi nga war ko def nga war a def yeneen analyse yoo xamante ni patient dialysé dañ koy soxla nga war a piqûre boo xamante ni daf lay may deret ñu koy wax neurocormo boobu tamit presque 100 000 francs lay jar dafa cher donc di ñaan daal bu ñu mënulee wàññil analyse yi mu accessible pour les patients dialysés dina doon loo xamante ni mbégte la ci ñun. très bien alors Ansambou sànq da nga wax gu am solo nga ni yéen ñi nga xamante ni feebar bi feebar roño dafa nekk si yéen des fois du ñëpp ñoo mën a jël taxi ñenn ñi dugg si kaar yeeg si tata yi ak appareil yi buuxante beeg yooyu appareil boobu dafa leen di dimbale si ban anam. appareil solo gi. solo appareil boobu pour def dialyse la boo ko amulee doo dialyse. soo ko amulee doo dialyse booy door a commencé dialyse dinañ la ko may mais bu yàqoo da ngay obligé jënd ko. man foog nga am ko. waaw boobu moom di doxantoog moom. waaw boobu moom da nga koy am c'est forcé man ma amoon naa ko ñeneen ak ñeneen amoon nañ ko. sa début dialyse. léegi yow ban appareil nga am. man léegi maa ngi yor appareil bi fistule moom lañ lay defaral di nga mën a sangoo di nga mën a def lépp appareil boobu laa yor. donc voilà mu doon appareil bu gën boo xamante ni moo gën pour dialyser yi moo tax mu war a accessible pour les autres ñi nga xamante ni ñu ci région yi parce que benn moo fi nekk te da ngay rendez-vous pour nga am appareil fistule boobu. te rang bi dafay metti ba am na si ñoo xamante ni sax dégg naa dañuy rang après ñu mujj dellu seen kër dem wala ñu fanaan wala ñu doxi seen ñu renvoyé leen dafa metti et aussi ñun am nañu problème fan yi muy suñu machine yi machine de dialyse dafa màgget. dafa màgget maanaam machine yi daal instant yi dafa obsolète dafa màgget loolu dafa jar ñu changer ko indiwaat ay machine yu bees bu baax parce que sama genre yi nga xamante ni dañuy tardé tout le temps ñu dialyse ñoom ñooy mujje bu ñu ñëwee ci machine yooyu la ñuy tombé léegi dañuy obligé toog ñu régler machine bi. mais lu tax ngay tardé nag. non parce que dafa am risque bu ci nekk du ñëpp ñoo am accessibilité jën taxi fajar bi pour dem. yeewu 5 heures du matin. boo am ngay jógee maa ngi jógee ba parcelle. donc war a dox parcelle ba police ba pour jël oto risque la fajar boobu mën nañ la agressé d'autant plus que am na malade dialysé yu bëri nga xam ni agressé nañ leen ci loolu. waaw parce que nit ki agressé du xam ni kii dafa feebar. waaw moom koy agresseur yi moom te tu es obligé nga teel mi ngi noonu te tu es obligé nga teel a yeewu pour dem dialyse mën a tomber ci machine yu baax yi ñu mën a dialyse sinon da ngay toog nga xaar kenn pare ñu jël ci machine boobu defaral la. donc mu doon loo xamante ni aussi war nañ cee jóg indil ñu machine yu bees am na sax ay machine mais utiliser guñu ko. et aussi gis naa loo xamante ni mu ngi ci dialyse bi état war ci jóg. jeunes yi def nañu seen formation am nañu seen diplôme nañu jël les infirmiers dañoo war a embaucher des infirmiers il y a pas beaucoup d'infirmiers. parce que bu amoon infirmier yu bëri amaan na ko sax ay 3e branchement dialyse dina am pour patients yi nga xamante ni bénéficié wuñu ci dialyse bi ñu mën leen a jël 3e heure ñu def leen lañ dialyse parce que nit mënul xëy 5 heures du matin ba 20 heures ci machine yi di liggéey moom kese day metti donc dañu war a embaucher d'autres infirmiers ñu mën a relier ak ñeneen ñi ñu mën a dialyse. alors 25 centres de dialyse fii si réew mi naka noonu ñi nga xamante ni seen prise en charge dafa tàggatémbe loolu si sa gis-gis dafay favoriser ba ñi nga xamante ni dañu am feebar roño ñu si ñàkk seen bakkan. waaw dinañ si ñàkk seen bakkan parce que comme ni ma ko waxee rek boo toogee une semaine di lekk di naan amoo foo dialyser te nga war a libérer déchets toxiques di naan ataaya waa nekk si yu neex yeeg diwlin yeeg ñoom seen boisson gaz jumbo yeeg yooyu yëpp tamit ba pare nga jóg ci nga ne yow doo dem ji amoo loo foo demee dialyse loolu noo def mu sonal sa xol bi te xol bu fàtte moom wax dëgg fa neex yàlla lépp lu la mën ci soulager rek mooy dialyse bi loo fatt tant que dialysoo doo mën a nekk foog nga dialyse. alors lan moo yokk léegi jeunes yi ñu sóobu si bu baax maanaam jeunes yu bëri maanaam mbir mi dab leen alimentation la wala lan. bon mën naa wax ni alimentation bi la am na ñoo xamante ni feebar bi héréditaire la. oui am na ñoo xamante ni dañ koy jëlee ci seen enfance. bien sûr gis nañ ñoo xamante ni sax ay xale yu ndaw am feebar bi. mu ngi noonu man mii ba ma commencé dialyse am na benn liir bu ñu doon dialyse sama kanam nii bu daan dugg rek damay naan nañ ma débranché ma génn parce que je pouvais pas supporter
mënu ma woon supporter loolu d'autant bien mënu ma ko woon supporter parce que man mii supporter ma jalis bi mi gis liir buy yooru judd nii ñu koy jalis liir buy soogee judd walla yaazim yaayam si kaw yaayam sax la koy tëral jalis ko nii mais bon xam nga rek lu ko mun ku ko mënoon attan du ko mën a attan yàlla dafa yow boobaa da ngay génn voilà damay wax tout le temps ñu débranché parce que mënu ma woon supporter loolu waaw dafa nekk lu metti tu vois donc mu doon loo xamante ni jeune xale mënu ko supporter parce que appareil bu ñu lay defaral nga def jalis dafa metti vraiment di wax jeunes yi aussi nañu maytu daal jumboo ji attaque yu bëri ji xorom si ñuy consommer guddi dañ ko maytu bu baax boo bëggee mucc en tout cas daal yi nga wax léegi moom xam naa si dara attaaya moom nekk na li nga xamante ni moom neex na mais comme li nga wax war nañ ko wàññi daal waaw c'est que feebar bi yu neex yi daal moo bëri si dëkk bi mu ngi noonu lekk yu neex yi te feebar bi ma wax la mën na dund ci yow 10 ans parce que nit mën na dund benn rein des années et des années te du la def dara léegi nag bu demee ba ñaar yëpp a njàqu ci lay door a manifesté wu donc pour wax la nit ñu bëri ñu ngi dox nii boo ëppalee benn rein la ñu yor te xamuñu ci dara yaa ngi consommé rek lekk di continuer donc mu nekk tuyau silencieux balaa muy manifesté wu nag day fekk ñaar yëpp yàqu na léegi amatul benn passage bu mu filtré. très bien kon daal kilifa yi dañu war a insister jëm ci wàllum sensibilisation ak prévention bu baax alors Anna Sambou la ngay tëjee waxtaan bi ndax simili yu ñu cërale woon jeex na bon li may tëjee waxtaan bi mooy ñun amuñu fenn fu ñu jooytoo donc benn voix la ñu am muy voix république muy Macky Sall mooy suñu voix moo fi nekk pour réew mi moo fi nekk pour ñëpp donc di ko ñaan rek ñun suñu bëgg-bëgg bëriwul dëgg la am na gratuité pour certains mais du pour du ñëpp ñoo ci bénéficié wu di ko ñaan aussi analyse yi metti na trop mu sarax ñu rek mu wàññi ko wala mu jëlal ñu ko en charge. mais gratuité bi moom quand même yaa ngi koy rafetlu ndax depuis 2013 la bu baax a baax macha allah maa ngi remercier loolu bu baax a baax. mais du ma am rek ma toog croiser les bras parce que man am naa mais damay ñaax pour ñeneen ñi nga xamante ni amuñu dugguñu di ñaax rek ñu gën a yokk gratuité bi ci fépp. di ko ñaan aussi suñu machine yi mu jóg ci di ko ñaan suñu analyse aussi mu jóg ci. vraiment mu jàppale ñu ci bu baax a baax. Anna Sambou ma lay gërëm bu baax di la sant. di la gërëm bu baax di la sant El Hadj. merci beaucoup. mu nekkoon Anna Sambou présidente des jeunes hémodialysés et membre du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal mu nekkoon tey suñ gan si émission Kenu Askan Wi di ko mastawu baax a baax di mastawu tamit képp ki nga xamante ni feebar roñoo mu ngi si yow yal na yàlla saafara yàlla indi ngeen am tan bu baax. di leen gërëm baax di leen sant mbokk te spectateurs yi tamit moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Ibomar Sène ci caméra yi Souleymane Diallo ak Moussa Dia ngeen jëf